mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi li ci gën a fës opposition bu Sénégal mer ba fotu rawatina ñoom ñi bootu ci FNR dañoo jënoog taskatu xabaar ni kis tey ci suba kon ngir yebbi seen dëgg ginnaaw li jëm nag ci rapport fichier électoral bi nga xam ne fësal nañu ko ñoom nag seen jënoog taskatu xabaar yi la ñu nag becc seen mer ba noppi fësal ndëngate ñu ne moom ci boobu le fichier rax ci dool yi tamit nee nañu parrainage bu lu ñu bëgg mooy daal di ko dakkal ci Sénégal waaye itam ñu daal di yoonal lépp lu jëm ci fichier électoral bi ñu daal di ko fexe kon ba mu méngoog jamono rawatina ko ñu def ko ci xarale yu yees yi loolu lépp daan ci ànd ak leeral ak Mame Abdou Gueye Kassé ci biir xabaar bu jalande ay ko do gox yu bëri kon ñàkkum ndox sonal leen ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñoom nag nee nañ kon coono yu metti la ñuy daj ngir rek mën a am ndox wooye li ñu bëgg mooy saafara gu yaatu daan ci ànd ak leeral ak Isidore Alexandre Sène Sénégal amul statut yu baax loolee nag mooy rapport moo tukkee kon ci gëstu yi nga xam ne def nañu ko lu ci mënti am nag benn bi di sunu yaakaar di stade Lat Dior bu Thiès itam dañ koo dàq ndax nee nañu kon stade boobee mënta am ay jongante yu mag yoo xamante kon ci norme internationale la loolee nag tax ba askanu Sénégal jokkar baraamu tuuma kilifa yi ndax nee nañu kon dañoo sàggan ginnaaw kon stade bu baax mënta am fii ci Sénégal. lu ëpp ñetti téeméeri junni passeport di ko jox ci Sénégal at wu yàlla sàkk ndax askanu seen bopp nag ñoom jot nañu xam nan la ñuy def ngir am këyit googe ngir mën a dem ak dikk rawatina kon ngir mën a woyaase lépp kon dina ci ànd ci leeral ak Matar Nguer laataa njeextalu xabaar yi bu calante mbokk yi loolu gën a fës ci xabaar yi nees ki ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy door ak conclusion yi nga xam ne maanaam li ñu dëxëñ ci rapport bu fësal lépp lu jëm ci fichier électoral bi opposition bu Sénégal ni que tey lañ doon jënoog tasul xabaar yi ngir rek fësal seen xalaat ak seen gëstu yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu wi waaye nag nee nañ dañoo mer ndax la tax ñu mer ndax ay dëngate yu yaatu ak yu bëri kon moo am ci fichier électoral boobee rawatina nag li nga xam ne moom moo jëm ci ay njuuj caaj yu ne lañ ci daal di nemmeeku lu toll nag ci juróomi téeméer ak fukk ak juróomi junni nit yoo xamante ne kon nee nañ kon dañoo daal di changé bërëb bi daal di voté loolu lépp ko ñu jàpp ni kon guléet la moom ci histoire bu Sénégal ba tax FNR di sàkku ci lu jëm ci wàllu parrainage bi kon ñu daal di ko dindi ci élection yi waaye tamit ñu fexe ba fichier électoral bi kon ñu teg ko ci xarala yu yees yi maanaam ñu daal di ko numériser loolu kon mooy seen sàkkuteef ginnaaw seen janook tasul xabaar ni ki tey ñu ànd ci leeral ak Mame Abdou Gueye Kassé. Je passe la parole à Adjou. Front de résistance nationale mu ngi fësal ñàkk àndam ci rapport provisoire bi nga xam ni commission buy saytu lii di fichier électoral bi moom moo ko fësal ci atum ren gi mu doon ab document yi nga xam ne nag bëri na lool ay mbir yi nga xam ni teguwul ci yoon bu ñu sukkandikoo ci Adjuma Sow. Sur la démarche méthodologique, si vous lisez le rapport qui est produit. ci liggéey bi nga xam ne nag experts yi def nañ ko jàpp nañu ne indiwuñu ay tontu ci mbir yu bari ci jëfandikoo lu jéggi dayoo loolu li nga xam ne moo jëm ci certificat de résidence yi te jàpp nañu ne loolu indiwuñu ci ay tontu yu leer ndax dañoo gis ne loolu dañ ko waroon càmbar bu baax ndax dafa am ñoo xam ne dafa mel ni dañoo bokk ci fichier électoral bi te duñuy ay sénégalais. Parce que l'opposition avait suspecté que ce fichier-là contient des électeurs qui ne sont pas des sénégalais. carte électorale bi dañ ko salfaañee ci dëkk yi nga xam ni majorité bi moo fa ëpp doole loolu lee kii di plénipotentiaire bu kujje gi ci commission dialogue politique bi daal di xamle moom mi lee di xamle ni tamit lu ëpp 515 000 électeurs daal nañ leen di changel bërëb ya nga xam ni fan nañuy voté mu doon li nga xam ni guléet la si sunu réew. Parce qu'ils ont fait recours à des certificats de résidence. lu jëm ci certificat de résidence bi daf ñu yitteel loolu ndax bu ñu sukkandikoo ci article L35 bu code électoral nuñ ko waroon saytowuñ ko noonu te tamit boo seetee am na lu toll ci 515 000 ñoo xam ne dañoo bokk ci fichier bi te ci wàllu woowee lañ ci duggee ñu gis ne nag loolu dañ ko waroon càmbar bu baax a baax. qui ne respectent pas les critères de l'article L36 du code électoral. FRN noppiwul tamit lu jëm ci xew-xewu jamono. maanaam parrainage bi mu doon ab système bi nga xam ne nag day delloo ginnaaw sunu démocratie. Le contrôle qui a été fait des listes de parrainage déposées par les candidats au Conseil constitutionnel ne permet pas
lu jëm ci wàllum parrainage moom nu ko cour constitutionnel doon saytoo jaarul yoon ndax looloo tax sax ci 25 candidatures 5 rek lañ ci jàpp te li ni mel moo tax Sénégal muy gulet ci élection amul li nga xam ne mooy jigéen bu bokk ci loolu ñu gis ne nag parrainage bi tamit niñ ko defee dañ ko waroon xoolaat bu baax a baax. aux élections présidentielles. Et ça, il faut l'imputer au parrainage tel qu'il a été fait. FRN moom jàpp na ni fichier électoral bi nu mu tëddee jamono ji ci réew mi doon na li nga xam ni lu nu war a joyanti la opposant yi di sàkku nag ñu daal di koy numériser. Mame Abdou Gueye Kassé jërëjëf lu yees am ci lakk gu woon ci l'hôpital Magatte Lô bu Linguère procureur bu Louga nag jël mbir yi ci yoxoom daal di ubbi li ñu dippee information judiciaire jëm ci ñetti nit bokk na ci directeur hôpital bu woon di docteur Abou Sarr waaye tamit information judiciaire bi da ko def ci alaxam ñu ànd ci leeral ak Cheikh Sall. dossier bu jëm ci leeral mbir yi xewoon ci hôpital Magatte Lô bu Linguère mu ngay gën di wéy parquet bu Louga ubbi ab leerlu ci wàllum yoon information judiciaire jëm ci ki nga xam ne moo ko jiite woon docteur Amadou Sarr ak yeneen ñaari woy liggéeykat ci boobu la hôpital Khady Seck mi nekkoon aide infirmière bi nga xam ne moo waroon saytu salle bi nga xam ne fi la gone yi ñàkk seen bakkan ak Fatou Sy mi nga xam ne moo nekkoon chef service bu pédiatrie bi boobu la information judiciaire it daan nay joxoñ alaxam ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoñ ci boobu la tuuma man lañ leen a toppee li ñu duppee homicide ak blessure involontaire maanaam faat doomi aadama gaañ ko te tayoo ko loolee ni mu tënkoo ci article 307 bu code pénal enquête kat yi ci njàppandalu Senelec la ñu xamee ni ci bi la enquête ne ñeenti liir yi nga xam ne ñoom faatu ci googale lakk ñu ngi leen tëraloon ci ab lal boo xam ne weñ la waaye tamit lu mën a tàng la te mën a lakk lool muy taawul boo xam ne dafa amoon ay lampe yoo xam te ni bii courant ba toll na ci juróom benn fukki watt te kontaagam jege woon loolu li nga xam ne moo di moustiquaire bi ñu jàpp ne nag loolu sax moo waral lakk gi beneen xibaar boo xam ne am na ci l'enquête bi ñoom liir yi dañ leen tëjoon ci ab salle boo xam te ni bii dafa sori woon lool te it kenn mënu koo saytu ñaari waxtu yu nekk la ñuy ñëw ngir mën koo xool lu ko mooy diggante bi nga xam ne am na ak ki nga xam ne moo di garde bi toll na ci juróomi téeméeri mètre tëj ko ràpp waral nag ñu jàpp ni lii ak sàggante la doy ngir procureur bu tribunal bu grande instance bu Louga daal di ubbi ab l'enquête waaye tamit dàq bu baax li nga xam ne moo di court-circuit yi moo ko waral mu jàpp ne sàggante la mel ni nag ki nga xam ne moo jiite woon hôpital Magatte Lô bu Louga ak ñi nga xam ne ñoom lañ joxoñ baaraamu tuuma ci mii la mbir bu ñu sàgganul dina nekk jéye ci ñoom. Cheikh Sall jërëjëf cool suuf yi jolli ca Ndingler dem nag ba nar a boole askanu Djilass ak Ndingler ndax ñoom waa Djilass nee nañu kon promoteur bi di Babacar Ngom foofu daal di ko bàyyi ngir liggéeyu mu sumb ci dëkk ba daal di ko yaatal ngir rek mu mën a wëyal waaye nag askanu Ndingler ñoom nee nañu mukk ne du ci dal ba tax kon ñoom seen jënoon taskatu xabaar di ñoom waa Djilass jàpp nañu ni kon waa Ndingler kon dañu bëgg a jël teg wala bokk teg yoxo seen suuf te rek loolee duñ ko nangu tey ni ki ëllëg mu tegaa kan dal nañu bu baax a baax ci waa Ndingler ñoom li ñu jàpp mooy waa Ndingler amuñu benn suuf ci bërëb bi nga xamante ni foofu la Babacar Ngom installé wu te ñoom sax nëbbuñu ne promoteur bi la ñu àndal. suñu digganteeg Ndingler def na 8 kilomètres Djilass soo ko xoolee fii matul 1 kilomètre kon foog naa ko gën a gën a yey. Ndingler Djilass ëpp ko mag ko suuf si Djilass moo ko joxe keneen joxe ko Djilass moo ko joxe jox ko benn promoteur boo xam ne day liggéey boo xam ne bu mucc ayib ñun. amuñu li ñuy contesté ci dara loo xam ne mooy promoteur bi mu war a jub xam nga lan la ñuy wax ñun Djilass suuf si ñun ñoo ko moomoon waxtaan ci juboo seet promoteur bi wóolu ko jox ko suuf si promoteur lépp lu mu ci war moo ngi koy def ak ñun amuñu ci benn ngaay amuñu ci benn regret am bañ nang ñu ngi xam le ne titre foncier bi nga xamante ne ni promoteur bi yor na ko lu wér la te kenn mënu ci dellu ginnaaw. foo mën a toll ak kooku mën a wax dëkkoo Djilass wala bëggoo Djilass ndax itam Djilass koo xam Djilass fi nga jëlee. ak Djilass fi ñu toll tey ji sooy attaqué Sedima ci lu mu liggéey bëggoo Djilass nañu wax ne dëgg kon tey ji li ñu mën a wax mooy dañu accepter projet bi. li wér te wóor moo di askan bi nga xamante ne nii ay téeméeri at ñu ngi ànd ci jàmm dafa mel ni ginnaaw bi ñu ñàkkee seeni bërëbu béyukaay ñu ngi bëgg a ñàkk li nga xamante ni mooy mànkoo ak jàmmoo bi ñu leen xamee. Nganda ma nga ca document dalloo ab poste frontalier bu yees loo xam ne nag du dool ci fanweer ak juróom-benn million suñu koppar lañ ci dugal ci njàppandalu Puma loolu nag nekk mbir moo xam ne ginnaaw kon ni mu antoon nii lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ci askan wa dina gën a yokk bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci ña fay daal di yeewoo rawatina suñu diggante ñun waa Sénégal ak waa Gambie ngir rek lépp lu jëm ci wàllu kaaraange sax fa dàkk ñu ànd ci leeral ak Adama Sarr Astou Mbaye
bâtiment bu bees bi nag moo di poste frontalier bu Nganda mu ngi am nag 4 bureau ak 2 cellule li ne mel nag kuréel gi ñuy wax Puma moom moo ko dal di amal ñu dal di ko xayma nag ci fanweeri million ak juróom-benn ci suñu koppar. Par-delà la rapidité des travaux et le coût réduit de l'exploitation. bâtiment bi nga xamee ne ñu ngi ko taxawal ci ab diir bu gaaw dafa rek nekk ab bâtiment boo xamee ne tey bu mucc ayib la ndax nag dañoo fexe rek bo li nga xamee ne moom moo di environnement bi nga xamee ne fi la nekk mu mën koo dëkku ndax bile bâtiment nag xam ngeen ne lii di naaj du ko sonal ndox tamit du ko sonal. liñ ko amalee tey jii fi nga xamee ne moom moo di ci Nganda noonu itam lañ ko defee rek ci Gaye ak tamit lii di Sadel. À Gaye et à Sadel, nous avons fini donc ces 3 postes aujourd'hui. maire bu Nganda di rafetlu li ni mel dëkk bi nga xamee ne sax sorewul dara rek ak lii di réewum Gambie daal dina jàpp ne bile poste frontalier dina yokk kaaraange ci gox bi. xam ne jamono ji kaaraange am na sooxe si zone yi ndaxte d'abord ñu ngi nekk ak Gambie. qu'on appelle le crime transfrontalier. qu'on appelle le trafic de drogue transfrontalier. loolu yëpp dina mun a permettre avec cette police qui se trouve dans l'axe sur l'axe Gambie Sénégal ñu mun a permettre ñooñu Samba Boy yooyu ñu mun leen di faagagal. kon nag loolu ñu leen di demander ngeen wax son excellence président de la république Nganda kontaan. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo bokk ci force de défense et de sécurité daal dinañ rafetlu li ni mel. frontière ndigal bu ñu président jox mooy frontière waratul nekk zone de tension dafa war a nekk zone boo xam ne opportunité c'est-à-dire ñi fa dëkk ñu mun am foo xam ne lu état bi mu def ci population yëpp waa frontière dañ ci war a bokk tax poste frontière bi ci la bokk parce que sécurité kenn mu def dara soo amul sécurité. remercier Puma ñoo xam ci liggéey bu am solo bu mu def bi maanaam poste frontière infrastructure bu moderne boo xamee ni dina permettre police liggéey ci anam bu gën a en tout cas baax. bile projet nag daanaka liggéey bu gaaw lañ ko def ndax day ci 4 weer lañ ko daal di taxawal. Adama Sarr jërëjëf lu toll nag ci fukk ak benn unité ci ay boulanger lu ñu somp fii ci capitale bu Sénégal rawatina ci banlieue bi ci ñaari gox yu wuute diggante kon Pikine jàpp Guédiawaye loolu nag jëriñ gu ñu dénk wàllum ndaw ñi di Néné Fatoumata Tall moo ko dalloo nekk nag mbir moo xam ne la ko tax a jóg mooy fexe ba jox ndaw yi xëy waaye itam xeex bu baax ñàkkum xëy ci Sénégal Mamadou Lamine Faté ci leeral. taxaw bu ñu def ngir utal ndaw yi liggéey doon naa tàmbali. ay boulangerie yi nga xam ne agence nationale de promotion pour l'emploi des jeunes teg ko ci Pikine ak Guédiawaye ngir gunge ndaw yi ci utum liggéey bi le matériel bi four la façonneuse pétrin groupe électrogène auto de livraison moom moo ngi ci yoon bi moom la ñuy xaar ak matériel ay diviseuse machine à glace fontaine lépp daal loo xam ne jumtukaay la yoo xam ne nii four daf koy soxla ñoom dimbale nañu ko. lii li mën a saafara dafa bëri parce que certainement boo xoolee jeunesse bi ñi si dem si gaal yi wala ñu si dugg leneen dafa bëri waaw ñun nag comme réew mi moo ñu ñor ñoom it ñor leen moo tax ñu dem waxtaan ak ñoom ñu dimbale ñu ay matériel pour jox ñu ndax ñu mën a toog fii pour dimbali jeunesse bi. ci biir boulangerie yooyu la dina bari li nga xam ne moom lañ fiy liggéey lu dem ci wàllu mburu ak yu nu mel. waaw li ñuy defar mooy que ni ñi ngi defar mburu ñi ngi defar lépp luy viennoiserie ak pâtisserie. waaw li ñuy xaar nag mooy oto moom lañ amagul mooy li ma waxoon léegi oto bi parce que ku ne xam na ne boulangerie day soxla oto pour mën a génnee mburu bi ci gox bi ndax li ngay jaay ci boutique bi kese du la mën a génneel bénéfice pour nga jël sa charge yi. taxaw ci xëyu ndaw yi doon na li nga xam ne nguur gi war na see xar tànk tubéyam li nga xam ne adduna bi yépp la soxal ngir mën a xeex ñàkk liggéey ndaw yi lee rawatina di leen jàppale ci yokk seeni xam-xam ci liggéey yi nga xam ne ñoo dem ci wàllum boulangerie. unité de boulangerie yi dañ ko tasaare ci dëkk bi ci Sénégal ci biir réew mi boo demee fu mel ni Goudiri fu mel ni Fatick fu mel ni Kanel dëkk yu bari ci biir Sénégal am nañ unité de boulangerie li nga xamante ni nag mooy gestion bi dañ ko jël ubbil ko ndaw ñi nga xamante ni yor nañ ay micro entreprise yoo xamante ni ci mbiru boulangerie la dañ leen a ko libérer ñu liggéey ci recruter ay ndaw mais toujours sous la supervision de l'ANPEJ. incubateur la foo xamante ni ndaw li mën nañ ko former ci métier yi nga xamante ni métier boulangerie la ak bépp métier bu jëm ci liggéeyu farine
nguur gi ci agence nationale bi def promotion wu emploi des jeunes di tegu ci digtal yi nga xam ne moo jóge ci conseil présidentiel buñ fi defoon ci wàllum financement wu emploi des jeunes ci loolu fukk ak benn boulangerie teg nañ ko ci jàppandalu coopération espagnole boulangerie yooyu le lu mu ndaw ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi nit dinañ fa liggéey bi nga xam ne dina mën a yemb. Mamadou Lamine Fati jërëjëf dem ca étudiants yi nga xam ne kon ñoo nekk ci daara ju kaw ji ci Ndakaaru université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag donte ñu ngi wër seen njàng waaye nag jamono ji seen gët lépp ñu ko teg ci concours yi nga xam ne kon mu ngi am fii ci réew mi nee nañu nag la ko waral mooy ñàkkum diplôme professionnel yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nga ca waaye nag nee nañu kon loolee nag tax na ba voilà bu foofu rek ñu daal di am ay diplôme ngir bu ñu bëggee liggéey loolu tax kon ñoom ñu teel ca sóobu Pape Mbaye Diaw reportage. ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu jafe loolu nga gis étudiant boo xamante ni mën na laa wax ne lii muy jàng su paree mën na cee am xëy ba tax ñoom lu ci ëpp dañuy mujj rek dem ci concours yi étudiant bi nekk faculté de droit dina xamal rek ne jamono ji étudiant yi amuñu benn choix. bon waaw comme luñ naan ku xam fi ngay jëm maanaam teel fa jubal moo gën ngay jaade di jaadaat nga jàng am sa licence wala nga am sa master wala nekk doctorant ici à l'université pare di dem defi concours donc pourquoi pas nga defi concours déjà dès sa première année parce que yëpp boo xoolee yëpp benn la bien vrai que am na concours yoo xam ne day laajte yenn niveau yu élevé mais da ngay xool ñi nga xamante ne ñoo nekk master wala ñu am licence dañuy ñëw bokk ak concours bi ki nga xamante ne mu ngi soog a am bac. lu ko sorewul dara étudiant bi ñu tase moom ci wetu faculté des sciences moom mi ngi ñuy xamal ne état bi dafa war a professionnaliser diplôme yi nga xamante ni mooy génne ci université bi. non vraiment bu nga mënoon professionnaliser loolu moo gën vraiment loolu moo gën parce que ñun bu ñu jàngee après war a demaat pertaat yenn année pour defaat ay formation loolu dafa métti trop te xam nga Sénégal fii nu mu méttee mooy loolu quoi. jafe-jafe yi lenn rek waralu ko lu dul système bi nga xamante ni moom la ñuy jànge moo tax étudiante bi di woo nguur gi mu xoolaat système bi. Parce que on perd trop de temps dans le cycle préscolaire, élémentaire et secondaire. On peut pas perdre ces années pour après ne pas savoir ce qu'on doit faire à l'avenir. On a l'embarras du choix ou on n'est pas canalisé sur ce qu'on doit faire à l'avenir. étudiants yi ñu ci bëri nekk ci ay jafe-jafe amum xëy ba tax concours ba génn ñoom ñëpp ñoo koy wutali ndaxte jàpp nañ ne concours yooyu moom lañ mën a def ngir rek mën a réussir ci seeni étude. Pape Mbaye Diaw jërëjëf des ba tey ci daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Dakar lu ëpp nag fukki salle de classe ak i laboratoire naka doon na benn clinique la ñuy waajakoon daloo fii ak ay bés yu ñu dëgmal jëwriñ gu ñu dénk wàllu njàng mu kaw mi Cheikh Oumar Anne mu nga foon ngir xool ak i gëtam liggéey fu sumb fan la toll loolu lépp nag daal nee na xel wu dal la ci daal di amee ginnaaw na programme bi nga xam ne dañ ko def ngir rek fexe ba lépp loo xamante ne nag mooy daara ju kawe ja la muy kon mën a jot ci lim ci doomu aadama ñu gën ko mën a yaatal bu ko defee kon ñoom ñu mën a nekk ci anam yu mucc ayib ñoo na ci leeral ak Mamadou Dieng mi teewoon ndaje mi. jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi di amal ay tabax yu yees ci daara ju kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop loole jëm ci programme bi mu jëmmal ngir yokk dayoo li mu ndongo yi. ab clinique ay laboratoire naka noonu ay salle de classe ñu leen di tabax liggéey yi di dox ci anam bi mu waree. waaw tànk yi nii nag bu ñu ñëwee ci université bi nii pour c'était parce que ay ndaw lañ yoo xam ne dañuy liggéey ci bopp ci nekk ci ministère de l'enseignement supérieur. am nañ fi ay chantier yu bëri yoo xam ne que sunu direction bi moo ko yore ci wàllum. construction ak ci wàllum équipement bi ñu ko xoolee tamit am nañu satisfaction fii tabax bi toll. entreprise yi di wéyal liggéey yi kilifa yi ne danañu ko daloo ci ay fan yu néew. dem nañu xool labo yu ESP entreprise bi nee na dina ko livrer fii ak ñaari semaine labo yi nekk fac science aussi entreprise bi jot nañ ko nee nañu ci ñaari weer maximum dina ko jéem a xool nu mu koy livrer donc clinique bi aussi nekk ci clinique boo xam ne que clinique bu yaatu la donc mën nañu wax ci buñ ko gàttalee ci fii ak ñaari weer maximum dina bëri ay chantier yu bëri yoo xam daañu ko livrer fii nii ci UCAD.
fukki salle de classe ñu leen di tabax ca faculté des sciences bu noppee mu war a dalal junneeg juróomi téeméer ci ay ndongo naka noonu ab clinique R+4 bu ànd ak ñeenti bloc salle de cours yooyee ñuy tabax ca faculté des sciences bu noppee itam dana tax ba faculté bi dootul àbbati ci biir université bi fu mu dugal ay ndongoom ngir jàngal leen. jërëjëf Mamadou Dieng atelier 221 ak ONFP ñaari nag kuréel yooyu daal di kon xaatim ab déggoo seen diggante ngir rek fexe ba lépp loo xamante ni mooy xëy mi rawatina kon li nga xam ne jot nañ ko am ba noppi ci ñaari wàllu ñu ko gën ko dëgëral gën ko dooleel loolee nag jëm ci wàllub ñi liggéey ci wàllu artisanat maanaam ñi liggéey ak seen wàllu loxo ak tamit secteur yu bëri yoo xam ne am nañu yéene daal di ci lawal jile partenariat Abouteli Sow Moussa Fall. Office national de formation professionnelle ak kuréel gii di atelier 221 te muy yëngu ci wàllum artisanat ak ñaw ak yeneen yu ni mel xaatim nañu ab déggoo ngir gën a jox gëdd ak dayo ñiy liggéey ci fànn googu. surtout ce qui est entrepreneuriat. li ñu fi xaatim ci diggante ONFP ak atelier 221 te lu ñu bëgg mooy fexe ba ñun lu ñu soxla ñu koy defaree suñu dëkk. te loolu bu amee rek jafe-jafe yu bëri familial professionnel dootul am parce que déchirure yi am yëpp mooy génne di wuti liggéey. mun na nekk mais ci naka lay nekk mooy lu ñuy liggéey ak suñu partenaires yi. ba tey itam si lu ni mel kii di njiital atelier 221 rafetlu lëkkaloo gi ndax njëriñam si ndaw ñi ak tolluwaayu réew mi. convention bi dañ koy rafetlu bi ONFP comprendre mission wu atelier 221. maanaam liggéey suñu réew jàppale ndaw yi nga xamante ni peut-être amuñu liggéey wala bëgg nañu insérer aussi filière bi gën a wane fasal tamit ni li ñuy liggéey qualité la que ni suñu dëkk mën nañ fi liggéeyee lépp ba nga xamante ni lu ñu soxlati ci wàllum solo dàll yére bijou ci dëkk bi lañ koy defee te day ànd ak ay anam ak qualité que ONFP accompagne ñu vraiment ci formation bi. lëkkaloo gi dina tax ba nu gën a jàppale ñiy liggéey ci wàllum ñaw ak lépp lu jëm ci colka. man la ko junj ci ndorteelu xabaar yi lu ëpp fukki village ca Anen di jànkonteel jafe-jafe jëm ci wàllum ndox ñu nga nag nekk ca Thiès kaay ba dëkk ñaari gaar askan fa yeewoo nee nañu ne ay jafe-jafe yu tar la ñuy daj ngir rek mën a am ndox wu sell ngir mën ko jëfandikoo saafara gu yaa lañ ci soxla di ko sàkku itam ci kilifay Isidore Alexandre Sène. Njuuxaan mën nañ cee lim Mbodiène mën nañ cee lim Kër Mamour Kër Wade Mbengeen Càmbeen. muy ay village yu bëri bokk benn nakar muy ñàkkum ndox mi nga xam ne de sonal na leen. dëkk yëpp su ci forage bi la ñu dépendre mënuñoo gisum ndox ba Njuufeen Kër Madaro fi mu toll li ci gën a grave mooy ma wax leen benn li ci gën a grave mooy tey bu ma leen waxee ni la forage Anen bi doxatul du ngeen ko gëm fi mu toll ci réseau Kër Madaro ci lañ ñu branché tey ji bu Kër Madaro paanoon kon nan la ñuy def ñun. amul pression. te ba pare pression bi dafa faible. ñu jàpp ne sax li nga xam ne moom moo dal waa Anen ak li ko wër de lii mënoon na ñàkk ana kan la ñu mën a dóot baraamu tuuma ci ñàkkum ndox mi nga xam ne de sonnal na waa Diobass. Aquatec ñoom bu ñu fi nekkee ba léegi dañu gis ne ci la problème yi gën a bëri. que mënuñu comprendre ay forage ñu implanté ko fii muy jaar ci zone Anen bi ba pare di romb te waa Anen mënuñ ci am donc lu ñuy ñaan moom mooy ñu def raccordement ci li nga xamante ne moom mooy forage u Ndiosmone Palmarin ñoom ñu mën a am si ndox bi parce que foog naa ne ndox warul jéggi pax di dem feneen. ñoom sax jàpp nañ ne contrat bi lëkkale Aquatec ak nguuru Sénégal de dañ kaa war a dàkkal. man jàpp naa ne président de la République dafa war a rompre contrat bi nga xam ne moo lié état du Sénégal ak Aquatec parce que Aquatec bi muy jël forage yi dafa ñëwoon yaakaar naa pour gën a soulager doléance su nit ñi. mais warul mën a jël affaire ba pare nag léegi nit ñi gën a sonn. ñuy laaj tamit ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox mi ak lii di assainissement mu taxaw temm ci jafe-jafe yi nga xam ne waa Diobass ñu ngi koy jànkonteel ci ñàkkum ndox. je peux pas comprendre ñu ne dañu nekk dans un Sénégal émergent sans eau mënul nekk on ne peut pas parler de pays émergent sans eau. Isidore Alexandre Sène jërëjëf addu ci wàllu tàggat yaram ak syndicat bi ëmb ñi yëgal footballkat yi professionnel bu Sénégal ñoom nag dal nañ ci kaw Ndiambour bu Louga ndaxte nee nañu dafa am ñett joueurs yoo xam ne dañoo football te nag dañoo waroon ba tax club bi daal leen dàkk lii lañ xamul kon lu ko waral ba tax nee nañu nag ñoom mbir mi kon duñ ci mukk bàyyi ni mu sedd dàkkuñ sax ba kalaame leen fa nga xam ne kon fa la ñuy taxawoo ñi amee jafe-jafe ak wàllu tàggat yaram seen biir Ngalla Ndiaye moom mooy kenn ci ñoom ñu teewlu kàddoom ci micro Cheikh Diop. léegi nag ñu ngi gis ni li waral sax syndicat bi juddu ay injustice joueurs yi doon dund la léegi nag fan yi ci ginnaaw tamit dafa am loo xam ne li ñu naan lopp tuuru dafa am ay joueurs yoo xam ne dañu nekkoon ci benn club de football ñu jékki-jékki club bi xëy na bàyyi na leen léegi nag ñu déglu version ñaari partie yëpp bi ñu ko dégloo daal li joueurs yi wax moo gën a yenu maanaa
dans la mesure dañ ne weeru koor dañ ne woon match amical dañuy woor ci loolu daal lañ amee problème ak seen club finalement décidé daf leen di bàyyi léegi nag bi loolu amee ñu saisir ñu comme c'est des gens qui sont membres du syndicat ñun tamit ñun dañuy entamer ay démarches pour jéem a xool nan la ñuy def pour rétablir leen seeni droit ndax dañu gis ni footballu Sénégal licenciement abusif daf fi bari non respect du cahier de charge bi moom waxaale wuñ ko ñu ne déet na waaye arriéré salaire yi aussi dafa bari xeex loolu yëpp nag moo ñu tax a jóg. lépp loo gis dafa am yoon parce que bi njëkk mooy danañ waxtaan ak ñoom asak ñaambu danañ waxtaan ak ñoom pour ñu jéem a xool nan lañ ko mën a defee mu doon waxtaanu biiru ne waxtaan ci biir bokk bu fekkee ne nag loolu antuwul su boobaa am na lu ñu yoon may loo xam ne mi ngi nekk au niveau de la chambre de résolution des litiges on a un représentant qui s'appelle Djibril Sidibé bind nañ suñu recours bind nañ suñu communiqué ba pare doon koy jël yóbbu ko foofu jébbal ko autorité yi ñoom ñu saytu ko bu fekkee ni foofu amuñu fa gain de cause am nañ instance supérieure yoo xam war nañ fa mën a dem déposer ko fa ba keroog yàlla diñ ci may. maa leen ko junj ci ndorteelu xabaar yi Sénégal amul benn stade boo xam ne méngoo na ak yoon rawatina kon li nga xam ne moom la jongante yu mag yi laaj ngir rek ñu mën ko fa football FIFA daal di def kon li nga xam ne moom mooy jàngat wi ginnaaw CAF kon daal di def jàngat wi lu ci mënti am nag stade Lat Dior bi nga xam ne moo nekk ca Thiès te nag ñu yaakaar ko itam dañ ko dàq ci sélection yi ndax tamit méngoowul ak li ñu laaj ngir rek mën fa amal jongante yu mag yooyu le askanu Sénégal ne nag mbir mi kon lu ji njàkkoon kilifa yi ci Sénégal ñu njàkk ba tax kon ne seen sàggante rek moo tax ba Sénégal mënta am stade boo xam ne kon bu matériel la waaye itam bu yemook li nga xam ne moom mooy la ñu laaj ci normes internationales yi ñu ànd ci leeral ak reportage bu Ngor Diouf. kii jéggi dayu lool lii di stade amitié ñu duppee ko stade Léopold Sédar Senghor ci biir comme ci biti bépp jumtukaay laaj ñu gën ko ñoŋalaat li ni mel ëlëm Demba Ndiaye mu jàpp rek ne Sénégal war na gën a mën a mérito ay jumtukaay yu mucc ayib. ndax lu day ni Sénégal amoo foo recevoir même boo amee match international tu es obligé nga génn dem ba ay Thiès pour recevoir je pense que ne ça c'est inadmissible. ñu dajeek moom ci buntu stade bi Jean-Philippe Malou sport ba di génn mu jàpp rek ne xar xanam bu stade bii di joxe jéggi na dayoo lool. waaw neexu ci xool nag bu ñu xoolee zinc yi moom saa yi dafa màgget ba xoolee boo duggee ci bis dañ koy gis sax zinc am na foo xam ni commencé na daanu te boo amee nañ ngelaw bi mën na wàcc ci kaw nit ñi moo tax itamit dañ ci sóoraale bu baax tamit dal bi tamit dafa màgget tamit trop waaw. mu dellu si di sàkku ci autorité yi ngir ñu gën a ñoŋal jumtuwaay yu ñu jagleel ngir tàggatu fii ci Sénégal. Sénégal étant le premier pays en Afrique si wàllum football bi. xalaat naa ne wax dëgg neex yàlla suñu fédération bi war nañu jàppale taxawuñu xool nan la ñuy defee de telle sorte que je me dis que ne peut-être ñun suñu équipe nationale problème yi muy jànkonteel yëpp parce que par rapport ak état terrain bi ñuy jouer fii au niveau du Sénégal y a pas suffisamment de terrain bi nga xamante ne équipe nationale war nañ ci mën a recevoir pour prouver seeni qualité parce que bu fekkee affaire de joueur la rek on a de très bons joueurs qui évoluent dans de grands championnats surtout avec état terrain bi peut-être loolu mooy xaw a gën a perturber. lu soxal jongante yi ngir éliminatoire 2022 ñu dëgmal amul benn bërëbu tàggatookaay yaram fii ci Sénégal boo xam ne dal dinañ ko homologué ba tax ñu bëri jàpp ne buñ ci deful dara ba 2022 jongante Sénégal yi yépp mu nar koo defee ci bitim réew li ni mel ñu bëri jàpp ne du ndam pour Sénégal. maa la koy junj ci ndorteelu xabaar yi gëstu bi nag tey lu ëpp nag 300,000 nit danañu am passeport at wu nekk ci Sénégal bàyyi ko kon fële ca direction police étrangère waaye tamit ak titre de voyage ndax askanu Sénégal xam nañu nan la ñuy def ba am yooyu document ngir rek boo bëggee voyager mu nekk lu yemb ñu ànd ci leeral ak Matar Nguer. ginnaaw ñaari fan yi taaxeerlu Amadou jot na ci passeport am moom nag gaawaayu liggéey bi moo ko bett. mercredi laa déposé vendredi ma ñëw jël si ko parce que moom instant bi moom moi je croyais que ça allait prendre 1 mois ou 2 mois mais en 48 heures j'ai pu récupérer mon passeport. jël si sa passeport mooy étape bi mujj ci procédure bi kon bokk ñi doore ko ca tàmbali ba. ñun ñaari mission la ñu am ñaari mission benn mission bi moom mooy dañuy établir des cartes d'identité d'étranger. beneen bi moom mooy dañuy defar ay passeports pour les nationaux ak des sauf-conduits parce que am na ñoo xam ne
amuñu fi ambassade te suñu bëggee ñibbi seen dëkk fii la ñuy ñëw ñu defal leen sauf-conduit ñu dem seen dëkk. ginnaaw buñ la tànnalee bés booy ñëw nga xam yéen kayit nga fiy indaale ngir mën a am sa passeport. su nekkee ne premier mosoo am passeport ñun fii lu ñu lay laaj carte d'identité lañ lay laaj la sa quittance soo xesee ba am rendez-vous nag rendez-vous bi yaa ngi koy utee AVS soo ñëwee mën lañ la demander tamit yeneen i document su nekkee xale la dañuy demander autorisation parentale. su nekkee ne sa passeport dafa réeroon moom la ñuy wax ñun dans notre jargon duplicata ngay ut bu boobaa li ñu lay njëkk a demander moom mooy nga ut lu ñuy wax certificat de perte. am na troisième catégorie bi mooy ñoo xam ne seen passeport xam nga passeport juróomi at lay def su juróomi at yi jeexee donc da nga war a ñëwaat renouveler waat ko boobu aussi tamit lu ñuy demander mooy passeport bu jeex bi ak nu mu tuddati waaye carte d'identité bi ak quittance bi. timbre pour mu am ko dafay dem impôt et domaine joxe sa carte d'identité joxe 20 000 francs foofu ñu daggale quittance bi nga indi quittance bi. bu loolu matee ñoom ñu soog a jublu ci defaral la passeport maanaam saytu ndax kayit yi nga indi dëppoo na ak yoon maanaam saytu say baaraam ngir xool ba xam jëloo kayiti jàmbur ak def ay photo ak lu ci aju bés bu nekk nag ay téeméeri passeport la ñu fiy defaree. soo amee plus de 60 ans soo fi ñëwee doo rang dañuy jël sa dossier doo soxla woo rendez-vous plutôt dañuy ñëw rek jël sa dossier bon évacuation sanitaire yi ñoo xam ne dañoo feebar ñu war leen yóbbu à l'hôpital ñooñu aussi tamit duñ fi taxaw ñun des fois sax dañuy déplacer suñu machine dem ba si ñoom. ay at ci ginnaaw nag coow lu bari toppoon na leen ba am ci sax ñu fi askan wi doon jiñ wàllum ger waaye kii di directeur bu bees bi mu tàmbalee liggéeyam ci loolu la jëkk a taxaw. dañoo jéem a def en sorte que ni dispositif biñ fi def nekk dispositif ni ko tubaab di waxee de transparence de facilitation mun nga dugg vraiment ba génn kenn du la laaj dërëm. ñu jéem a liggéey loolu xeex loolu bon yàlla defal nañ ci ndam nag ndax wàññeeku na bu baax ñi fi nekkoon aussi tamit commencé nañ woon liggéey boobu vraiment def nañ seen kéemtulaay kattan. nekki service public yëpp direction bi nag am na ay tolofam. am na ñoo xam ne du ma tudd benn ressortissant benn pays mais je sais que ne dañuy profiter ci audience foraine yi pour parfois ñu enrôler leen ñu am extrait de naissance. yu bëri jàpp nañ leen fii. te suñu deful woon contrôle boobu exiger ñu woon nationalité bi peut-être que aujourd'hui mun nañu am facilement leur passeport. direction bu police des étrangers et des titres de voyage dina defar lu toll ci 200 ak juróom fukki junniy passeport jàpp 300 junniy passeport ci at mi. Matane Gueye jërëjëf ci gëstu bu am solo boobu lay gërëm nañu leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf laaju xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñi si jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci atal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba fii boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñu yandu ci jàmm ak ñu fanaan ci jàmm ndogu ak jàmm.